benn waxtu ci seen télévision ITV mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi bismillah ci xibaaru njollox si li ci gën a fës bokk na ci ganub Mamadou Ibra Kane ci jeudi di dimanche di Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ di ñu dénk wàllum paj mi ne benn fan ci weeru janvier atum 2020 ci nag la ñuy daal di soobu ci plan bu yees bi nga xamante ne moom la ñuy jagleel wàllum urgence waaye it àdduna jëmale ci askan wi nga xamante ne rawatina ñam ndombal tànk saa suñu feebaree daal di dem biti réew ngir amal fa paj mu ne loolee mënut a ñàkk waaye nag ñoom nguurub Sénégal ñi ngi def liggéey bu am solo ngir gën a ñoŋal hôpital yi nekk ci biir réew mi leneen nit ci biir xibaar yi mooy mbirum phobie yeeg ni mu dugaate ci réew mi ka niñ ci àddoo ku ci nekk nag yaa ngay xool wan pexe ngay teg ngir mu bañ laa dal ndaxte ñu bëri daat nañ leen nax ci yooyu koppar leneen nit ci biir xibaar yi jamono ji ñu àddoo Sénégal amub gan mu nekk nag njiitu jëwrin ya ca France ci noonee nag ñëw fas yéene delloo ab jaase ji nga xamante nag Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko moomoon Khalifa Thierno Madani Tall di rafetlu loole jamono ji ñuy àddoo nag mbir yi ma ngay am fële ca palais de la République loolay ponk yi bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek wàllum tàggat yaram jamono ji ñuy àddoo nag Sénégal soobu na ci jonganteek digganteem ak waa Eswatini ma ngay amee ca boobule réew ci fàttali nag jongante gi mi ngi jëm ci qualification CAN 2021 ba ñu war a amal ca Cameroun bi nag nekk ñaareelu bés yoo xamante ne réewum Sénégal ña ngay jongante bu njëkk nag ña ngi ko amale woon ca Stade Lat Dior bu Thiès Sénégal dooroon ñaari bal ci dara ci digganteem ak Congo bi la jongante nag ñi amal waxtu wi ñu ngi koy amale ci stade Magosu Sport Centre ñu wax ci leneen ci xibaar yi nag nañu ko junjee coowal faux billet nag fayagul ba tey ci réew mi bi la yoon nag ñu déggaat ci keneen mu ab député askan wi te daal ci àddu na ñoom lépp luy ciy pexe nag ñu ngi koy tekk ndax sambabo yi soobu ci faux billet yi ngir def nag sudul noonu dañoo bëri moo xam taximan wala sax boutique ku ci nekk nag jël nga lépp la ca war ngir benn rek ñu daal di lay nax reportage Abdourahmane Ly. Ngor si ab boutiquier la fii ci koñ bii di Grand Dakar ci àdduna goo nga xamante ne faux billets yi dañ koy nemmeeku bu baax moom mi mi ngi def lu mu mën ngir rek xàmmee li nga xamante ni moo di faux billets yi. billets yi en général grosse pointure bi lay gën a contrôler 10 000 yi si lay xool pour kii bi nekk si dessin bi nekk si kii bu weex bi quoi face bu weex mais bu dee petite coupure yi nii bon mën na passer facilement xam naa parce que doo si prêter yenn attention yi noonu quoi. des fois tamit gars yi ils sont très malins dañuy xaar ba clients yi bare 4-5 si biir confusion boobu noonu dañuy jël billets yi dugal leen si yeneen billets yoo xam ni baax na bon teg si kaw jël ko def ko si digg bi ni yàkkamti rek ni la jox ma lii laaj la 2-3 affaires nga xam ni duñ la may temps bi nga xam ne di nga mën a contrôler affaires yi noonu. gannaaw bu mu ndekkee ba noppi kii la nga xamante ni taximan la mu ngi nettali benn méthode bi nga xamante ni moom la jël ngir rek xàmmee li nga xamante ni moo di faux billets yi. c'est que faux billets yi même boo ko téyee da ngay xam ne lii du billet normal même boo ko tàllalee boo xoolee mooy gën a leer billet yu normal yi encore soo ko boo xamee soo bàyyee du binkarñe ko day banque continue mais soo ko boo xamee bu binkarñe ko siggiwaat rek xamal ni billet boobu baax na waaw loolu laa koy xàmmee jox nañ ma ko ba taay nag mais man en général saa yi man ma ko joxee dama koy naan. kii lee ngeen di gis ab gérant wu multiservice la. moom mi leen nag ay faux billets yàgg nañ ko see nax ba tax na mu wuti ji bile machine wutub bile machine nag dara waralu ko lu dul fexe lépp ba faux billet dootuñu ko si naxati. genre big la quoi boo xamante ni dañ koy taal teg ko ci billet bi boo ko tegee ci billet bi bon bu fekkee faux billet la doo gis chiffre yi quoi bu fekkee nag billet bu normal la da ngay gis chiffre yi mu leer quoi. waaw day mel ni torche dañ ci dund expérience nag parce que parfois clients yi dañuy ñëw di envoyé mais dañ ciy rax faux billet quoi par exemple da nga gis client boo xam ne dañ indi 2 millions bu ko envoyé def ci faux billet mais doo ko xam mais après par la suite ngay rendre compte ne am na faux billet foofu. moo yàggul sax fan yii rek yàggul noonu benn client ñëw na envoyé mais après dafa dem ñu gis ni tekkate am na faux billet ci biir waaw faux billet d'ailleurs billet baa ngi fi sax mu ngi fi ñu yore quoi. ay daan yu metti loolee la askan wi jàpp ni moom lañu war a teg ngir rekk dakkal fi tàkk li nga xamante ni mooy faux billets yi fii ci mim réew.
ñu àddu jëmale ci leneen ñi nag di ñaari série yu bees yu war a am ci seen télévision ITV benn bi di jigéen beneen ba ca des di dérapage loolu la waroon nag ab cocktail boo xamante ne groupe média amaloon nañ ko ak producteurs yi waaye ci partenaires yi nga xamante ne ñoo bokk liggéey boobee ngir rek béggal askan wi safoo seen télévision ITV reportage Tidiane Cissé Moussa Fall. Pardon, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Abi Diallo. Sama baay bi ma jur. série yi di dérapage ak jigéen ay film la bi ñu réalisé fii ci mim réew bu njëkk bi mu ngi wone histoire mbëggeel ci diggante góor ak jigéen bu mujj bi mu ngi résumé dundinu ñetti jigéen ñi nga xamante ne ay bañkat lañ. dérapage daal mooy koo xam ne amoon na dundam bu sedd bu confortable bu neex relation amoureuse bu mu am dérapé loo àddunaam. donc série dérapage histoire boobu lay wax ci biir am na ay partie drame bu bëri pour que nit ñi mun a suivre mun a scotché di xaar épisode chaque jour mu ñëwee am na partie comique donc suñ ko xoolee daal dérapage xool ne nu sénégalais yi di consommer sénégalais yi lu ñuy bëgg d'habitude ñu formaté série bi noonu ba nga xam ne ñëpp dañ si di seen bopp muy public yi muy annonceurs yi donc loolu cocktail boobu yëpp mooy dérapage donc xaar leen ko seetaan leen ko ce sera vraiment quelque chose d'innovant. ñi réaliser film yi lee dañoo décider liggéey ak chaîne ITV bi ndaxte dañoo gis ni liggéey bi nga xamante ne moom la chaîne bi di def. soo gisee Boubacar Diallo dis Mamadou Ibra Kane dis Dorine nga xam ne man xam naa ko bu yàgg xam naa ne moom it ci démarche professionnelle la nekk ci liggéeyam mais ñooñu su nekkee ci benn média war nga leen mun a wóolu et puis sans ça soo gisee développement du muy def en une année ñun gisee i rajo nu mu jógee place bu mu am mais dal na xel man pour man fu mu nekk nii moom na gars yi xaar que ils vont fournir du bon contenu pour Sénégalais yëpp en tout cas man écoute bu ma am ci waa ITV amuma ko ci yeneen chaînes yi donc mu nekk chaîne boo xam ne bu bëgg a qualité man it mu bëgg a qualité donc suñu association dina yomb. li ñu jot a wone ci lancement série yi lee doon na lu dal xel ñu bëri ñi jot a teewee fii. waaw bi ma gisee li ñu teg fii li ñu wone ci tey par rapport ak plateau bi fi am tey gis aussi li ñuy programme yi nga xam ne ñu ngi koy indi yegg seegul tey en tant que partenaire quelqu'un qui veut ku bëgg vraiment produit am génn feeñ am visibilité je peux dire que je suis totalement satisfait. bettu ma nag quand même parce que su ma gisee ñi nekk derrière ku mel ni Boubacar Diallo ku mel ni Mame Dorine Alassane ou Mamadou Ibra Kane je sais que tey je peux compter quand même sur eux pour que samay produits war a mun a gën a fës. ginnaaw bi mu taxawee ci weer yi ñu génn télévision bi di ITV liggéey na liggéey bu am solo bu ñu bëri gis ni chaîne bi jar naa wóolu ngir rek liggéey ak ñoom. fexe ba jëlee mbalit mi ni xuus ci réew mi loolu nag mooy xeexu njiitu réew mi xeex boobee nag ngir mu ànd foofu rek ñu soppi doxalin yi coppiteef yooyu la doxalin foofu rek mu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàll wi di gestion des ordures maanaam mbalit mi ni ñu ko fi jëlee ngir nag jubluwaay gi mooy programme bi ñu tuppee PAP 2 te nekk ci plan Sénégal émergent moom i njeexital yu mucc ayib ñu déglu ci njiitu réew mi. Il faut assurer la salubrité. setug dëkk gi faaw ñu sàmm ko sàmm cetug dëkk gi mooy sàmm suñu wér-gu-yaram waaye sàmm it ni nga xam ne noonu la ñuy nekkee bu ñuy wax zéro déchet nag dafa am loo xamante ne bii moo ko wundu muy xool naka la ñu mën a saytoo mbalit mi xool naka la ñu mën a gën a yemamaayee li nga xam ne mooy koppar yi ciy dugal waaye tamit tax ba mbedd mi gën a set si wàllu woowu maa ngi rafetlu bu baax a baax tànk yi nga xamante ne bii acteurs yi ñu ngi koy doxee ngir mbalit mi wàññeeku si mbedd mi waaye ak jéego ñuy def yëpp daanaka dafay mel ni jurul dara li tax jurul dara nag moo di ñu si bëri nag askan wi si boppam ñoom ñooy indi ay jafe-jafe si moom la mbir xoolal rek si naka nga mën a amee ab chantier di liggéey sa kër jël birig yàgg la sa màbbi yëpp bàyyi ko si mbedd mi kan moo la koy foral mënoo ñëw foral ko sa bopp yóbbu ko fa nga xam ne fa la war a dem looloo waral nag lu yàggul dara dinañu jëm si loi boo xam ne dina mën teg ay daan yu métti ñi nga xam ne ñooy def mbir mu ni mel te it maa ngi ciy waxtaan ak ki nga xam ne moo nekk ministre bi am na ay jéego yoo xamante ni bii naan lañ ko si ngir li nga xam ne moom la ñu bëgg muy mbedd mi set wecc mu daal di am ñu ngi ciy def ay xaalis bu bëree bëri waaye tey jii ndax mbedd mi set na mu ngay wéy di tilim ba léegi 20 milliards par an que l'État met dans les ordures est-ce que la ville est propre
mi ngoog beneen forum bu war a am suba ñu jagleel ko jàmm waaye it kaaraange ci noonu nag lépp lu ci matuwaay jël nañ ko ngir boobule xew-xew daal di jaar yoon boobule forum nag daal dina tax ñu dellu si waat ci diggante gi réewum Sénégal ak France foofu rek diggante gi ni mu mel rataxaay boobee ñu gën koo ñoŋal ndax dafay njëriñ ci ñaari le réew du samay kàddu nag kàddu diplomatie bu Seydou Nourou Ba nekk membre comité scientifique bu forum boobee ñu jagleel jàmm kaaraange àdduna ci micro El Hadj Malick Cissé. constance dafa baax maanaam lu yàgg dañ daan wax ne lu yàgg rek dëgg la diggante bu yàgg terewul ñuy seet lan moo bees walla lan la ñu war a yeesal ci diggante bi xam nga sa xarit bu ngeen wéetee mën nga ko wax li nga xalaat ku dul sa xarit xëy na boo dul du sa ennemi sax mais du sa xarit xëy na doo ko mën a wax yenn yi mais sa xarit boo wéeteeg moom li tubaab di wax carte sur table dañuy waxante dans le respect des différences et dans également la complémentarité wu intérêt yi parce que léegi amul benn réew moo xam ne mën na dem moom rek y compris sax réew yu mag yi waaw moo tax foo gis ñu ànd rek njëriñu ku nekk ñi ci bokk ngi ci. junjoon nañ ko ci ndorteelu xibaar yi jamono ji nag Sénégal am gan mu nekk jiitu réew jëwrin yi ca France moom nekk ci réew mi war a dem sax fële ca Gorée fii ak waxtu yu néew waaye nag jaase ji nga xamante ne moom moo Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko moomoon daal dinañ koy jébbal njaboot gi wala sax nguurub Sénégal jamono ji ñuy àddoon nag mbir ya ma ngay am fële ca Palais de la République suñu ndaw Ibrahima Camara mu ngi fa daan ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaay xibaar waaye loolee nag ki koy rafetlu bu baax mooy xalif ba Thierno Madani Tall mu gis ne nag loolee dafa nekk lu rafet ñu fàttali ne kii di Emmanuel Macron dafa diggee woon ne lépp nag loo xamante ne ab jumtuwaay la te réewu Afrique yi moom ko dana leen ko delloo reportage Mamadou Bipa Sissoko Augustin Manna. yenn ci jaas yi Cheikh Omar Foutiyou Tall moomoon mu ngi ci loxo tubaab yi ba tey waaye loolu léegi mu dakk ndaxte premier ministre français bii di Édouard Philippe nar na andiwaale benn ci jaas yi Cheikh Omar Foutiyou Tall moomoon ci ndaje bu muy amal biir Sénégal. xabaaru ko ngannduɗaa ene yettimin. dégg nañ nouvelle bi nga xamante ne moo annoncé retour sabre Cheikh Omar Foutiyou Tall loolu lu baax la pour jullit yi yëpp sabre bi français yi biñ koy jëlee fii boobu ak léegi ëpp na téeméeri at bi ñuy ñëw dañu fekkoon Cheikh Omar Foutiyou Tall dafa génnoon Ségou ci lañ profito jël ay bagages yu bëri yu mel ni ay fetel ay alquran ak ay yére waaye tey jii su premier ministre français di Édouard Philippe décidé ngir rendre ñu li nga xamante ne moom lañ moom loolu lu baax la pour képp kuy jullit fii ci Sénégal. objet bi nag am na solo bu rëy ci taalibe yi loolu tax ba nar nañ jóge fu nekk ngir fekkee xew boobu. ci jamono yi famille Cheikh Omar Foutiyou Tall mu ngi fees fi del loolee ngir rekk fekkee retour sabre bi am na ñu jógee Ségou ci Mali am itam ñu jógee Dingiraay am nañ sax ñu jógee dëkk bi nga xamante ne moom mooy Nigéria ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw ngir rekk teewee li nga xamante ne moom mooy retour sabre Cheikh Omar Foutiyou Tall. fu mu toll nii am na benn ci jaas yi bu nekk musée des civilisations noires waaye fu mu toll nii lieu bu ñuy denc buy jaas yi fësagul ba tey. mais ci sama gis-gis comme musée civilisation noire mu ngi fi defe naa foofu moo gën a yeeyoo ñu denc ko fa mais nag du loolu sama xalaat la man du xalaatu Thierno du xalaatu keneen parce que dégguma luñ ci wax mais am sama yaakaar comme am nañu musée bu toll noonu te tamit denc bi ci war defe naa ñoo koy gën a mën a def waaw. delloo bi nag mu ngi jóge ci dig bu président bu France Emmanuel Macron amaloon ngir delloo bépp objet caada wala bu laal diine bi ñu fi jëloon ci temps colonisation. dellu siwaat ci coowal faux billet bi nga xamante ne fayagul ba tey ñu ci jokkar bi nag baaraamu tuuma député Seydina Fall Bouga Zélib kii nag nga xamante ne moo nekkoon ganub Mamadou Ibra Kane ci jury di dimanche Abdoulaye Diouf Sarr ne njiitu réew mi Macky Sall moom nekku fii ngir nëbbal kenn dara ñu ngi bàyyi yoon doxal la nga xamante ne moo ci war ñu daal di taataan ay kàddoom.
il faut absolument effectivement respecter la ñun lu ñuy wax lenn la na yoon def li ko war président moom du protéger kenn loolu dafa bokk ci précepte yoo xam ne moom moo sañ ci suñu politique président du protéger kenn li ñu war a def ñun dinañ ko def de manière la plus sobre et la plus vertueuse. mu jaar ci yoon te leer nañ nañu xaar nag yoon def liggéeyam ñu waruñoo nekk fii ti anticiper ti wax ne non fii la ñu war taxee wala fële alors que ne justice bi war na continuer def liggéeyam ñun daal leen lañ gëm président du protéger kenn te lépp loo xam ne war nañ ko def dinañ ko def. Notons effectivement les 3 éléments fondamentaux de notre approche politique que je viens de vous expliquer tout à l'heure. nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr nekk patron cadre républicain waaye it jëwriñ gi ñu dénk wàllum paj moomee nag benn ceeb wàll tàmbalee sooke bokk na ci nag association des internes ak anciens internes ñu fas yéene soobu ci ab grève di ko amal ab ëllëg ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy atelier di lël ba nga xamante ne ñu ngi ko waroon a amal fukki fan ak juróom-benn waaye fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu nekk ngir waxtaanee ci ñoon seen statut yu ñu ne nag lem na it leneen loo xamante ne daa doxoon ci seen diggante nguur gi ba tey foras gisuñu ci lenn ki nga xamante ne nag mooy directeur des ressources humaines bu jëwriñ gi ñu dénk wàllum paj mi ne nag loolee gàlluwul ci seen ndoddu képp ministère de l'enseignement supérieur it da cee am wàllu ñu daal di déglu ay leeralam ci jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. bu fekkee ne dañ waroon dem atelier bi programmé wuñ ko wala déprogrammé nan ko mais nañ ñëw autour d'une table ñu wax ak ñun moo gën ñu naan dañuy dem grève 24 heures dañuy dem nangam je pense que interne yi war nañu garder raison te ñu gën a calmé wu parce que tamit bu fekkee da nga nekk njiit boo xam ne loo wax mu ne c'est pas grave defal leen jàppale leen mais njiit boobu aussi war nga koy bàyyi xel bañ a fexe di ko indil ay jafe yoo xam ne amul tur ndax affaire internat nag du affaire ministère de la santé kese internat université Cheikh Anta Diop la ñoom professeurs yi ñoom ñooy joxe cours yi ñoom ñooy former nit ñi donc cogestion la ñun ak enseignement supérieur ñun mënuñu tëb rek ministère de la santé toog ne changé nañ statut interne yi waaw bu boobaa ñi yore seen njàngale ñi yore seen formation ñoom lan la ñuy wax faut que les internes quand même sachent garder raison lii ñuy def nii pour man jàpp naa ne mënoon nañ fa ñàkk a yegg nañ ñëwaat ñu waxtaan ak ñun comme ni doon def démb ak bërki démb ñun ñoom buñ ñëwee buñ ñëwul yëpp ñun dès demain matin dinañu xool ñun suñ biir naka la ñuy aborder waate la question de l'internat mais vraiment sous un angle boo xam ne amalgame yi ñuy def nii yëpp dootu si ñu desandi ba tey ci wàllum paj mi ak jëwriñ ji Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon ganub jeudi di dimanche ak Mamadou Ibra Kane daal dinay addu ci ponk yu bëri rawatina nag urgence yi ak motuwaay yi ñu ci jël benn fan ci weeru janvier atum 2020 nag daañu sóobu ci ab plan bu yees boo xamante ne nii gannaaw ay waxtaan yu ñu amaloon ci ay bés yi ñu génn waaye te leneen dañu ñuy yóbbu bitim réew sa su seen yaram sutante te ñu am ndombal tànk mu ne loolee dafa de lu munta ñàkk waaye nag fii ci réewum Sénégal ñàkkulay yoo xamante ne xarañ nañ moom Abdoulaye Diouf Sarr daal dina xuusit jëmale ci dette yi nga xamante ne maanaam bor koppar yi ñu yoreel hôpital yi lu ci bëri nag lu ko andi du lu leen lu dul couverture maladie universelle Cheikh Assane Fall. ca 2012 jàppoon nañ ne bor bu nguur gi yoreel hôpital yu nekk ci mim réew toll woon na ci fukki milliards ak juróom bor boobee nekk loo xam ne yenn saa yi day andil jafe-jafe yu rëy sunu hôpital yi le jëwriñ guñ dénk lépp lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram moom xam la ne bor boobee commencé naa wàññeeku léegi te li ko waraloon lépp nekk ab dysfonctionnement boo xam ne léegi xool nañ nun koy fajee. La dette hospitalière, parlons-en. lii ci bor bu ñu yoreel hôpital yi dafa nekk ab situation boo xam ne fii lañ ko fekkoon waaye li ko waral lu ci ëpp ab dysfonctionnement la boo xam ne dafa daan jóge ci couverture maladie universelle waaye léegi mën naa leen wax ne fi mu toll nii bor bi wàññeeku na bu baax a baax su fekkee ne ci juróom-ñetti milliards lay toll fa lay yem lu ko waral mooy man mi en tant que ministre de la santé dama daan addu loo xam ne dafa jëmoon ci mbiru couverture maladie universelle séparé nañ ko ba am nañu fu ñuy xamee offre bi ak fu ñuy xamee demande bi. Dissocier l'offre de la demande. bëri na sénégalais yoo xam ne dañuy ñaawlu évacuation sanitaire yoo xam ne dañ koy defal yenn ci ay dirigeants ñu war dem bitim réew loolu ñu bëri jàppoon ne day wane faiblesse bu sunu plateau médical am waaye Abdoulaye Diouf Sarr moom gisewul noonu. Nous avons en moyenne. su fekkee dañuy xayma rek évacuation sanitaire yu ñuy wax su fekkee ci at bi dañ koy xayma téeméer ci lay yem waaye soo seetloo fii ci biir réew mi dinañ fi def ay opération yoo xam ne dina weesu ay junni te képp koo xam ne patient nga dugg nga ci biir di nga génn wax alhamdulilah waaye yenn saa yi mënut a ñàkk ñu am ay besoins yoo xam ne dafay fekk ne da ngay soxla dem feneen parce que ñooñu ñoo ko mën faw ñu yóbbu ko waaye suñ leen fa yóbbu tamit lenn la ñuy def suñu xel dañ leen fa yóbbu waaye après ñoom suñu ñibbisee
ñu mën a jàng ci loolu am nu ñuy liggéeyaate fii. Perspective de combler ce gap, ce que nous sommes en train de faire. ci ab conseil des ministres le président Macky Sall waxoon acteurs yi nekk ci santé bi yépp nañu tase ngir xool nu ñuy àndee ay tontu ci mbiru urgence yi am ci mbir réew mi loolee nekk ab mbir moo xam ne wutal nañ ko saafara ndax ab plan de gestion des urgences sax moom léegi ñu fësal ko. mi ngoog Cheikh Hassane Fall xibaaru njolloor si fii lay daal di yem ñaanal leen kenn dalub jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.